juddu ginnaaw juróom-ñetti at yu mu nekk ci bopp procureur de la République Ousmane Diagne ñëw ci procureur général lu mooy loolee des na ko jagleel pàcc bu yaatu ci seen i jaar-jaar ak fi mu toll ci yoonu Sénégal. la xew ci Daara Jolof doy na waar bis bi ñu jagleel lu jëm ci wàllu élevage nga xam ne la ci ëpp mbumbaay lay doon ak wàllu politique tax ñu tëj école ya ñetti fan wax ko si def dénoncé te ñaawlu daanaka loolu danger la dinañ ci dellu soit noonu itam la méttee jàngalekat yi. dinañ def benn tomb ci élection locale yi ñu dëgmal laataa ñu ñëw ci xët sport di ci ànd ak Baye Mahantan Mbuub yenn kaay yi la ñu koy ndax keppeek Mantoulaye ci mu doy nis kis Mambey Ndiaye fam fàcceel leen ko. Voici Trafic News. Papa Alé Cissé. est-ce que Papa Alé mi ngi si ligne bi mi ngi may dégg aywa Papa Alé daw na Mambey. Mambey kii wër. jaajëf kon ñu bàyyi la nga naan di café. waaw damaa sonn tey. sa ndigaay jox na l'autorisation. ayca ñu door waxtaan wi fës kenn ci àndaax le député du peuple El Hadji Mouhamadou Mansour Diop ak Birahim Diadji Touré wax nañu ko ci li nga xam ne rek mooy conseil supérieur magistrature bi nga xam ne ab ndaje la ñu sa woote la ñu sa dogal nag ca mujjantal ga moo di procureur de la république ku yees ki Amadou Diouf la kon nag Serigne Bass dañu ko fa jëlee am ko wuutu moom ci boppam ñu yóbbu ko présidence loolee nag mënees nañu wax ne dogal la bu rotandee ni ki démb leeral yi Xalil Badara Sonko. gannaaw bu mu defee lu ëpp juróom-ñeenti at ci bopp parquet général procureur de la république Serigne Bassirou Gueye moom nag tey ci altine ji lañ tekki ndombal tànkoom ci ndaje conseil supérieur de la magistrature moom Serigne Bassirou Gueye moo ngi génnee ci centre formation judiciaire ci atum 1998 am tamit diplôme d'études appliquées ci wàllu droit option waaye tamit droit public moom mu cosaanoo ci dëkk bi nga xamante ne mooy Thilmakha nekkee ci région bu Thiès Serigne Bassirou Gueye nekkoon na tamit substitut procureur bu Dakar nekkoon auditeur ci cour suprême nekkoon tamit substitut général ci cour d'appel waaye tamit procureur bu Tambacounda naka noonu ci la ñibbisiwaatee Dakar ngir occuper poste bi nga xamante ne mooy substitut procureur ci cour d'appel laata muy intégré cabinet ki fi nekkoon ministre de la justice mooy Aminata Touré mu nekkoon conseiller technique numéro 1 naka noonu ci la remplacé ki nga xamante ne mooy Ousmane Diagne ci bopp procureur de la République ci atum 2014 moom Serigne Bassirou Gueye laale na ci ay dossiers yi nga xamante ne mënees nañ ko tuddee politico-judiciaire li ci mel ni dossier Khalifa Sall ak député bii di Ousmane Sonko waaye tamit dossier scandale pétrole bi nga xamante ne moo fi tàbbi woon ñi ci doon takkal rakku président Macky Sall muy Alioune Sall ci mbirum Franck Timis bi nga xamante ne journaliste yi BBC ñoo ko daal di fësal. On n'épargnera personne. On ne négligera rien du tout. conseil supérieur de la magistrature ñëpp la ñu doon xaar moo di ka ñuy tab def ko doyen des juges kon nag ka ñu mujjee tab moo di Maham Diallo moom moo fa wuutu ndem si yàlla si Samba Sall moom moomee nga xam ne moo nekkoon président bu cour d'appel bu Ziguinchor ñu ànd si Fatoumata Diop. lu waay doon jaay tey mu lamb xam nañ nag doyen des juges bu yees bi muy yëpp magistrat Maham Diallo remplacé nag juge Samba Sall ci poste bu ni mel ginnaaw nag ba mu génnee àdduna ci weeru avril gi ñu génn feebar bi ko tëraloon magistrat bu ni mel nag moom la ñu tànn rek ni ki tey jii ci réunion bu conseil supérieur de la magistrature ak conseil boo xamante ne nag day réunir rek ñaari yoon ci at wi ci nag convocation bu njiitu réew mi bu ñu sukkandikoo ci article 6 bu loi organique numéro 2017-11 du 17 janvier 2017 ba nii moom moo nekkoon nag njiital cour d'appel bu Ziguinchor nekk magistrat bu dal waaye itam liggéeykat bu ñu sukkandikoo ci yenn ci ay xibaar yu jukkee ci ay collaborateurs am waaye itam nekkoon na fi juge ci tribunal bu grande instance hors classe bu Dakar nekk it conseiller ca cour d'appel bu Dakar ci noonee nag mën nañu wax ne rek am na lu toll ci juróom-ñett ci ay cabinet d'instruction ci tribunal bu grande instance bu Dakar waaye bu njëkk nag ci yu ni mel nag ñu ngi koy confier doyen des juges mi nga xamante ne moom moo di Oumar Maham Diallo mi nga xamante ne moom la ñu tabb bu yees ci fàttali ñaari at a ngi nii teniruñu bile conseil lu nu mel nag indi woon ay njeexital ci lenteur yi ñu nemmeeku ci traitement yenn dossiers yi waaye tey ji doyen des juges bu yees bi am na liggéey bu koy xaar muy dossier yu tàng yu baree bari nekk ci table bi bokk na ci nag dossier bu leader bu opposition bi nga xamante ne ñu koy tudd ci ab dossier moom ak masseuse bi di Adji Sarr waaye itam dossier bu Bougazelli mi nga xamante ne ba tey ji ñu ngi ko suspendre. mu ngoog ak coppite am na kon ci magistrature bi le député du peuple noo ko jàngatee.
lu am solo la sëñ Bassirou Guèye def na juróom-ñetti atam ak ay jaar-jaaram ci wàllu politique nag bari woon coow lool mais mu dem ci ak courage ak détermination donte woon ni bari na lool nag lu Sénégal ay posé ay questions ci conférence de presse yu jàmp yu mu defal ci dossier Karim Wade ci dossier Khalifa Sall ak yeneen dossiers yi nga xam ni dañ ko ci interpellé lu bëree bëri te xëy na ni mu ci xaw a yeex gis nañu itam bi mu defee conférence de presse ci dossier Franck Timis comme ni ko Aliou Badara Sonko fàttalee sànq mais li ci mën di am xëy na justice noonu lay doxee ndax dañuy tànn ñi nga xam ñoom ñooy toogin woowu noonu muy nekk procureur de la République gis nga d'ailleurs moo tax président chambre d'accusation la ñuy jël def ko procureur de la République koo xam ni chambre d'accusation xam nga li muy tekki donc faaw mu nekk benn nit boo xamante ni bii xëy na xuux du ko dàq xuux du tax mu reculer dina am ay principe am mais nit koo xam ne la ku histoire di bind ay jaar-jaaram la moom procureur de la République donc changement bi am lu ci am solo la li ñuy xalaat rek mooy xëy na xeetu ndaje yu mel nii ñu koy def comme ni ko seen yoon binde muy loi organique bi wante itam ñu fexee ci seen wàllu politique judiciaire ñu gën a yokk limub magistrat yi pour dossiers yi gën di gaaw gën di bar maam boo defee ay gëstu ci tribunaux yi dossiers yi nga xam ne bougé wuñu surtout li ñuy wax ay affaires civiles litige yi am ci wàllu suuf yeeg yi am ci wàllu sëy yeeg nangam da nga ci gis ay dossiers yoo xam ni temps bi muy jël dafa yàgg benn yàggaay boo xam ni da nga xam ni personnel bi xaw na des donc sas la ci njiitu réew mi ngir mu gën a baral jéego yooyu kantaan nag ci wàllu politique moom naka jekk nag procureur de la République moom toujours day dox nii gouvernement di doxee parce que fu mu nekk ministère de la justice moo ko fay teg donc mënul def à 100% lu satisfaire xëy na ñu am beneen gis-gis bokkul ak gis-gisu pouvoir. voilà Birahim muy procureur du doyen des juges yu yees yi ana yan dossier moo leen di xaar te ñu gën a fës. mais dossier yëpp dossier bi ci premier dossier bi xam nga mooy ban du question kaaw diw wala dossier diw mais le premier dossier mooy fexe ba li ñuy woowee indépendance de la justice ñu gën ko affirmer indépendance de la justice donte jàpp nañu ci réewum Sénégal ni justice amul indépendance mais ñoom ñi nga xam ne ñoom la ñu fal teg leen ci yenn ci ay postes am na ci ñoo xam ne expérience lañ ci am ki remplacé par exemple tey sëñ Bassirou Guèye am na 30 ans d'expérience muy procureur de la République Amadou Diouf procureur général bi may tudd sànq muy sëñ Ousmane Diagne am na tamit expérience ñoom ñi fa nekk ñëpp ci magistrature muy du siège di magistrature debout magistrat debout yi ku ci nekk am nga expérience boo xamee ni tey li nga war a gën a mën a fësal mooy li ñu wooyee indépendance de la justice mooy le premier dossier sur lequel ñii di magistrat yi war a liggéey mais leneen li nga xam ne tamit war nañu fexe ba àgg ci loolu Souleymane Teliko da ko doon wax beneen magistrat yeneen magistrat di ko wax mooy nañu fexe teggi tutelle bi nga xamee ne mu ngi jóge ci présidence de la République ministre de la justice ci kaw magistrat yi parce que tey ba léegi lii di ay changement yam conseil supérieur de la magistrature kan moo ko jiite ba léegi président de la République moo ko jiite est-ce que dinañ àgg ci bés boo xamee ni day am benn rupture cordon ombilical boobu diggante l'exécutif et le judiciaire peut-être bu ñu àggee ci loolu un jour dañ mën a vraiment yuuxu indépendance à la justice parce que dootul amati benn imbrication wala benn lien boo xam ne daf leen di boole muy justice ak ñi nga xam ne ñoom ñooy exécutif donc seeni dossier au-delà des dossiers politiques yi nga xam ne mu ngi fii wala lu ñuy wooye politico-judiciaire yi fi ne mais seen premier dossier loolu lay doon mu ngoog ñu doxantu ba sa Daara Jolof xam ngeen ne démb jot nañu sa waxtaan sax le député du peuple ndax foofee dañ fay waajal bëccëg bu ñu jagleel wàllum élevage di sàmm gi waaye nag jàppale na l'école ya ëllëg bu 18h jotee la ñu koy tëj si diiru ñetti fan ndongo du ñu jàngi ndax nag fëskee ne amal li nga xam ne moom mooy événement boobee l'école ya nee nañu dañu koy jël jagleel ko gan ya ngir mu teeru leen loolee nag waa COSYDEP dañu koy ñaawlu di xam ne kon jamono ji nga xam ne l'école yi sax quantum horaire ba Covid bi daf koo laal lu bari kon nag ani lu waral ñuy jël ñetti fan di tëj l'école yi ci ay gan ñu teewlu saykat yu tukkee ci Alioune Loum responsable suivi évaluation sa COSYDEP. bés bu ñu jagleel élevage tax ba ñu yóbbu ndongo yi jàngee daara donc vacances c'est-à-dire que dinañ toog ay bés ñu jàng nekk na pour ñun une forte préoccupation tey ko xam COSYDEP xam ko ci combat bi muy mené pour que li nga xamante ni moo di respect temps d'apprentissage bi mu mën a doon loo xamante ni dëgg lay doon ci suñu école yi xëy na mën nañu xalaat organiser activité yii nii ci période de vacances su ko defee du perturber li nga xamante ni moo di heure de cours yi
te pour fàttali li nga xamante ni moo di quantum horaire bi dafa am solo ci li nga xamante ni moo di qualité apprentissage yi te bu ñu fàttee que ni Covid-19 bi tax nañu perdre beaucoup de temps te actuellement li war mooy que ni ñu xool système bu ñu mën a maintenir élèves yi ci biir l'école bi bu ñu mën a rattraper lépp li nga xamante ne perdre nañ ko. ci loolu engagé nañu li nga xamante ne moo di suñu antenne régionale bu Louga pour que mu mën a le plaidoyer ci ñi nga xamante ne ñoo di autorités locales yi pour que ñu xool nu ñu mën a compenser heures yi nga xamante ne donc dinañ ko perdre ndax célébration journée de l'élevage bi. mu ngoog ñetti fan ñu war a tëj l'école yi foofee sa Daara Jolof loxo dar gémmiñ Saourou Sène nee na kawteef gënut a màgg lu ni mel ndax nag laalewul dara maanaam bëccëg bi ñu jagleel wàllum sàmm gi ñu war ko rek jëmmal laalewul dara l'école ba kon andi nag lu waral ñu war a mën a tëj l'école yi secrétaire général bu SAEMS ba noppi nekk coordinateur bu GSS mooy ni xamle mi ngi interpellé di joxoñ baaraam jërum ñu dénk wàllum jàng mi nee na ko na da nga jël say responsabilité bu ñu sa tolloo Saourou Sène ay kàddoom dafa jokkoo day di mendaw ci téléphone. waaw dégg nañ quand même décision bi nga xam ne inspection d'académie de Louga jël na ko faire vaquer les cours fi nga xam ne mooy Daara Jolof parce que ci lu ñu wax am na journée boo xam ne dañ ko wala déjee mbiru élevage ñu ne quand même loolu dañ ko condamné parce que mais ñëpp xam nañ ni quantum horaire bi Sénégal doyul bu dee nag quantum horaire bi doyul te ay activités yu mel noonu tax ñuy arrêter ay cours mais loolu ñun mënuñu ko nangu suñu responsable au niveau régional condamné na ko au niveau national donc nous le condamnons te wax ministre de l'éducation na jël toutes ses responsabilités par rapport à ces situations là parce que def di ay situations xam ne kenn waru ko nangu ni jàngalekat yi ni parents d'élèves yi encore moins l'État du Sénégal bi nga xam ne moo amee mais le système éducatif sénégalais. Birahim ëllëg maanaam àllarba bu 18h jotee la ñuy tëj l'école yi foofee sa Daara Jolof si diirub ñetti fan ngir nag journée de l'élevage noo ko jàngatee. mais ñàkk fulal école man loolu laa ko jàngatee et je pense que ce ne serait pas de trop que ministre de l'éducation nationale rappeler à l'ordre ki nga xam ne moom mooy inspecteur de l'éducation et de la formation bi nga xam ne moom mooy jël boobu lay dogal pour lan pour dalal ay nit. ci beneen activité boo xam ne ça n'a absolument rien à voir ak école xam lan mooy gën a firndeel tey nii Sénégal dañoo joxul fulla lii di jàng bi dañ fi waxoon jamono yële mbirub tenue scolaire ne dañ ci dugal nangami milliards jàppale waale ñi nga xam ne ñoom ñooy yenn artisan cool dégg nañ ci li ci mujjee xam nañu nu mu mujj demee ku ci nekk yaa ngi koy kaas mais tey ci lu jëm ci journée de l'agriculture mais ana maire Daara Jolof wala ndax amul infrastructure yu mën a accueillir ay nit ba ñu war a génne ay élèves ci seen classe génne leen ci seen i école te bu doon dafa yem ci benn tranche d'âge sax mais muy primaire bi muy élémentaire bi ba ci sax secondaire ñu génne leen diirub ñetti fan ndax nee nañu dañuy dalal benn activité boo xamee ni ay njiitu réew xaw la njiitu réew mi wala yenn ci ay ministre dañ koy teewee am na ay gan yu ñu bari yoo xam ne dañ koy am ñoom ñi nga xamee ni ñoom ñooy jàngalekat yi foofu ñoo ko war a njëkk a bañ d'abord bu ñu xool inspecteur de l'éducation et de la formation bi décision bu mu ci jël bu ñu xool ki nga xam ne moom mooy toogal foofu yenn ci ay proviseurs ci yenn écoles yi ñoo ko war a bañ tout simplement parce que il ne s'agit pas juste pour faire plaisir au prince ni ñu koy waxee parce que bëgg naa lu neex Mambay naa def benn acte boo xamee ni bu ëllëgee ñëpp mën ma ko reprocher mais moom mi nga xam ne moom moo jël boobu les décisions tey yaakaar naa ni bu xoolee lii ji ay réaction ci lu jëm ci décision boobu mu jël mu war a mën a dellu ginnaaw et que l'État trouve des solutions pour bu fekkee ne dafay amal ay activités mais nañu wut yenn ci infrastructure yu ñuy dalee nit ñi xam nga lu muy wane lii daneen mooy ni y a même pas d'infrastructure mu mel ni hôtel wala auberge ci yenn ci ay dëkkuwaay ci biir réewum Sénégal ci yenn ci ay gox ci biir réewum Sénégal te pourtant dañ fay dalal ay activités yu mel Daara Jolof ku ko xam ne mbirum sàmm moom pratiquement foofu la fekk baax muy cheptel bi nga xam ne moom la ñu yore muy ay nag di ak lépp lu jëm ci wàllu jur mais nañ leen wutal sax même bu dee maison de l'éleveur boo xamee ni foofu ku am gan mën nga ko fa dugal ci lu jëm ci ay journée de l'élevage wala yu ni mel nu mu amee ci yeneen i diwaan ci biir réewum Sénégal ñu am maison de la jeunesse wala ñu am conseil de n'importe quoi mais jël ay élèves génne leen ci seen classe pour lan dalal ay gan yoo xam ne ñu ngi jëm ci beneen activité boo xam ne
wuute na sax ak activité wu jàng je pense que c'est à la limite ridicule pour ñi nga xam ne ñoom ñooy le ministre de l'éducation nationale ak yépp démembrement yoo xam ne ñu ngi war a yëngu ci wàllu woowu. est-ce que gënul woon comme te ñun ay nañ lool ci ay abri provisoire def ay tentes jagleel ko ñi nga xam ne mooy gan yi le député du peuple. mën na nekk bu fekkoonte woon ni respecté nañu ñi ñuy fekki ñu def ay abri provisoire ñu def fa ay tentes comme tente boo demee journée de l'élevage tente ba ñu fay def di ko taxawal daanaka xaw na egg fii ak Saint-Lazare ci guddaay am réew lay doon mais foofu mooy tente bi ñu waajal climatiser ko parce que fa la DG yeeg ministre yeeg président di dugg parce que ñooñu la ñu jox considération waa daara li ñu leen wax mooy génne leen seen doom yore sàkku xam-xam dañu soxla école yi pour yow suñu ay nakk génne leen seen ay doom yi jàng école doon avenir ëllëg parce que dañoo soxla fu ñu fat suñu ay ndënd ak suñu ay sabar génn leen seen i ay école te ngeen téye seen i ay doom dañuy indi nit ñoo xam ne dañuy taxawaalu di jaaba jonge pour ay fan. journée de l'élevage xam nga kañ lay commencer à partir de 10h balaa 17h mu jeex et quelques waxtu dong la mais balaay booba ñay monter tente ya ñay indi courant ba tëggkat ya fecckat ya taasukat ya def katu kalan ya ña fa def ñetti fan def fa seen ay njombe yooyu yëpp dañ koy comptabiliser waale ci bis bi ba tax na ñu ni xale yi yéen waa dëkk bi téye leen seen i ay doom parce que li ñuy def fii nii xajul ci seen i boppi doom donc laa ko mën a joxe comme interprétation ci koo xam ne dund nga journée bi dem fa fekke ko gis lañu fay def c'est-à-dire caaxaan baaxul démb maa ngi koy wax fii ci wàllu élevage bu ñu ko bëggee dooleel am na fu ñu koy jaarale mais mënoo dem ci ndaw yi nga xam ne dañuy judd fekk seen papa doon ay sàmmkat mais façon sàmm boo xam ne tey dafa révolu dafa soppeeku ci àdduna bi yëpp nga bëgg doom yooyu jàng am xam-xam dox ni àdduna bi doxee fekk seen papa ca fa ñuy sàmme ñu jàppale leen mais indi ak coppiteef ci wàllu càmm gi ngeen ni xale yooyu njàng moom ngeen di jàng vraiment amul importance suñu mbumbaay mi ñuy def pour waxtaane wàllu élevage moo ñu ëppal solo affaire bi du benn bis affaire bi politique la bu ànd ak ay plan yoo xam dafay continuer toujours ngir ñu soppale élevage mais li am daara ni kenn xamul lan la tudd manque de respect kese la ñu gis ak ñàkk a jox fullaal population bi nga xamante ni bii ñoom la ñuy fekki bis boo xam ne mbumbaay la bis boo xam ne taasu la bis boo xam ne ay kalan la ba ci paroles yi ñuy joxe ay kalan la bis boobu maam bu taxee ñu tëj école ñetti fan manque de respect la ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy fekki en tout cas damaa foog ni njuumte gi ñu juum ak ni ñu koy commencé dénoncer démb ak léegi vraiment daañu soppi aw doxalin et ñoom lu ñu jotee ak école ba parce que maire ya fa nekk amuñu benn vision ci tabax infrastructure mais seen tente ya ñuy monter boos ya fay dem di fa toog yi nañ monter yeneen tente yi mel noonu def ko ay chapiteaux ñoom ñu fay fanaan lu tax ñu bëgg a jël école yi occupé ko parce que école yi xëy na fa la ñuy dugal seen nag yi ngandee ja ay 10 millions ñu leen dugal ci ay auto climatisé dem wàcce leen foofee daara dañu war a nekk ci benn place boo xamante ni bii day méngoo ak ci langue parce que bëgguñu ngelaw ak tàngaayi daara bi di rey seen nag élevage yooyu damay poser question parce que gisuma raison bu mën a tax ñu génne xale yi ci école yi pendant ñetti fan ci loo xam ni ay quelques waxtu la foofee ci Jolof en tout cas c'est grave bu ñu jara dénoncé la xalaat naa ni gars yi daañu reculer ci décision bi parce que kenn xamul lu muy saf wàllum jàng mi sax la ñu yàddu jëmale lu toll ci téeméer ak juróom fukk ci ay jàngalekat yu nekk ci daara yu suufe yi maanaam préscolaire élémentaire ak yu digg dóom yi te ñuy jàngale arab ñoom nag jot nañu am renforcement de capacité yokk seen xam-xam lépp nag nekk si jàppandaluk inspection d'académie bu Dakar si jàppandaluk it waa World Assembly of Muslim of di WAMI ñu gën ko xam ci assemblée mondiale de la jeunesse musulmane jot nañ ñu leen a jox seen i lijaasa gannaaw nag renforcement de capacité boobee soxna Khadijatou Diallo inspectrice d'académie bu Dakar ñu teewlu ay kàddoom ak Younoussa Baldé bi nga xam ne moo ñu permettre ñun daaw ak ren ñu mën a former suñu jàngalekat yi di renforcer seen capacité daaw ba ñu defee évaluation bi bu fekkoon ne objectif yi ñu doon poursuivre jotuñu ko kon den du am loolu moo tax ñu depuis le 2 novembre gis nañ jàngalekat ci préscolaire bi élémentaire bi moyen bi ñëw nañ ci fii au niveau de l'IA ak au niveau des IEF foofu lañ doon def formation yi te wax dëgg yàlla ñu ngi ci sant yàlla bu baax ndax objectif yi ñu doon wut topp objectif yooyu atteindre nañ la.
ñu dali sa Golf Sud ak établissement scolaire yi nga xam ne jamono ji dañoo màgget ndax nag màgget nañu te kenn defarwaatu leen te loolay bokk na si jàmbatu askan wa sa Golf Sud it feebar faju doom bu góor la fa ndax poste de santé ba nga xam ne ni amul benn matériel suuf sa nañu koy caxatee loolee doon na lu metti. Coordonnateur départemental bu République des valeurs nekk it candidat bu mairie bu commune ba ci ab caravane la yëkkati yooyu la kàddu Mamadou Aw ñu teewlu ko nanga ko baka yoko ndaw Golf Sud ñoo jug ne ren foog mbir mi changé sunu école yi sunu doom yi di jàngee boo ci duggee da ngay rus boo siggee xool asamaan si nga gis ëllëg nga gis ay ardoise sunu poste de santé yi fi nekk kenn ñame fu yóbbu sa njaboot ndax boo fa demee di nga am lu la métti parce que doo fa ñamee bàyyi sa njaboot pour ñu faju loolu kañ lay jeex ay infrastructure digne de son nom loolu la ñu bëgg sunu marché yii kenn ñame fu dem dugg bis buy taw parce que boo demee da ngay xuus ba sonn terrain bii ngay seen sama ginnaaw mooy terrain Amo 3 mooy un des rares terrains yu des biir golf ndax lu tax suñu élite yi jël na ñeneen terrain yi sàcc ko jaay ko ñeneen stop on dit gis na terrain bi ci ginnaaw am na ñu fi ñëw bis bu nekk ñu ngi ñëw di mètre rek a mètre waat terrain bi dañ ma ko jaay joxe ay tur yu nekk ci mairie bi ñu xam ñu ne terrain ñoo leen ko jaay ñun gis nañ kayit ci benn domaine public ñun loolu on interpelle la plus haute autorité de cette ville. ñu àddu jëmale ci liñ ko doon waxtaanee le député du peuple mu di charte de non violence bi nga xam ne nii bëri na ci ñu nga xam ne yenn ci ay politique yi nanguñu ko ku si mel ni ko Ousmane Sonko ma wax ne kon du ko xaatim loolee nag bettul président du cadre unitaire de l'islam moom moomee mu ngay dëggal ni kon nag ñoom proposition rek la ñu mën a def dinañ proposer nag waaye politique si boppam ñoo ci war a def contenu kon nag ñoom ci boppam ñoo war a xonda dañu koy xaatim am déet Cheikh Ahmed Tidiane Sy bu cadre bu kuréel googee ñàkk nag ay kàddoom dinañ ko teewlu si sunu yeneen jotaay yu xibaar Birahim société civile bi dañoo diviser ci li nga xam ne moom mooy kàddu yu Ousmane Sonko ñenn ñi nee nañu ko teg fa ñu ko war a tege nañu am nag nañu ko déggee waaye du kàddu yee fitna ku si mel ni mu Ndiaye Cissé. waaw mais xam nga dem maa ngi koy wax Mambey c'est que wax bu nekk dafa am déggin maître Ablaye Wade moo doon wax ndaw ñi ci ay jamono fële ca Thiès bu leen alkaati yi dóoree jël leen chaîne vélo ngeen fayu ce n'était pas benn appel à nu ñu koy waxee la violence mais ci benn wàll c'est une manière de dire à ceux qui sont en face ñi jàkkaarloo ñoom attention ñun tamit am nañu sañ-sañu def la ngeen di def. mais waaw d'accord mais moo tax ma ne ki nga xam ne dóorewul mais est-ce que dina jar ñuy génne chaîne vélo. kan mooy dóore kan moo yore li ñuy wooyee le monopole de la violence légitime c'est l'État malheureusement mu am politique bu ci nekk gis nañ fi ay jamono si mois de mars ay nit ñoo xam ne dañ leen di catégoriser ay nervis dend ak ay forces de l'ordre yoo xamee ni man ci ay nit ñoo xamee ne xam naa leen di ay forces de l'ordre dañoo rusoon ndax dañu dend ak ay nit ñoo xam ne ay nervis lañu yore ay bant mais amuñoon sañ-sañu wax ci dara tout simplement parce que li nga xam ne moom mooy décision mu ngi jógee ci seeni autorité maanaam ñi nga xam ne ñoo leen sut doon ay policiers wala ay gendarmes yoo xamee ni nekkin boobu ñu nekkee woon ak ay nervi neexu leen woon mais amuñu sañ-sañu wax ci parce que bu dee da nga ñëw taxaw yow ki nga xam ne moom mooy sa chef unité waxul du yow mi nga xam ne benn simple gobi nga wala lu mu mën a doon yaa ciy wax ça veut tout simplement dire que l'équilibre de la terreur moom le Ousmane Sonko yëkkati ci wàllu kàddu ne ni du ma signé loo xamee ni mën naa ko signé tey ñu ne yaa ko signé devant toute la nation sénégalaise nit dóor la te doo am sañ-sañu fayu parce que da ngay jàpp ni signé woon naa li ñu woowee charte de non violence. ça veut pas dire que il prône la violence ou l'opposition prône la violence mais ça veut juste dire attention yéen ñi nga xamee ni yéen a nekk ci nguur yore li ñuy woowee monopole violence légitime xool leen na ngeen di exercer seen violence ndax ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci opposition am nañu sañ-sañu fayu bu fekkee da ngeen ñu dóor ci lu dul yoon mais au-delà de propos Ousmane Sonko charte bi ci boppam y a quelque chose à redire ci biir xam nga mooy lan bu dee da nga ne société civile nga bokk cadre unitaire de l'islam wala beneen cadre bu mu mën a doon nga ne dama bëgg a taxawal benn charte balaa ngaa taxawal charte bi waxtaan ci ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi war a moom boobu les charte xam nga dañ fi waxoon li ñuy woowee dialogue national mu am ci ay volets politique commission yeneen ak yeneen daanaka ci dialogue national boobu lépp ci politique lañ ko yemale mais
rupture wala échec u dialogue national moo indi des gens de la société civile muy ay religieux wala yeneen di indi benn sars boo xamee ni loolu waroon nañ ko déggoo ci biir dialogue national bi déggoo ci biir dialogue national ne ni dañ dem ci ay élections libres et transparentes ci biir dialogue national bi ñu ne ni lépp lu jëm ci wàllu violence dañ koy bannir et du côté du pouvoir et du côté de l'opposition kon heure bi duñu fi nekk di waxtaanee ay wàllu charte pour la non-violence de manière tacite wax naa ko démb de manière tacite képp kuy acteur politique nga bokk ci pouvoir nga bokk ci opposition ci sa biir xel signé nga charte bi ci sa biir xel signé nga ko donte du kayit bu ñu la jox nga war ko signé xaatim ko ci suuf mais ci sa biir xel ak ci sa biir doxalin signé nga ne du ma dem ci wàllu violence mais nag gis nga tubaab moo naan qui veut la paix prépare la guerre loolu mbirum wax la boo xamee ni mais ça a tout son sens dans ce contexte actuel ça veut pas dire que dañuy dem guerre Sénégal buy armé wu c'est pas que dafay demi guerre mais dafay armé wu pour taxaw xaar bu fekkee ni guerre dafa am ñu dal ci kawam mu mën a am nu mu riposter mais ça veut pas dire que on est un pays de guerre wala un pays boo xam ne dañuy dugg ci wàllu guerre c'est exactement la même chose ci lu jëm ci wàllu opposition ak pouvoir maintenant c'est aux hommes politiques muy pouvoir muy opposition ñuy fàttaliku ni d'abord askan wi ñoom ñoo fi nekk ñoom ñooy fal ñoom ñooy folli du question wu Macky Sall ak régime am ñoom ñooy dóore ñoom ñooy def nangam di wane violence wala di wane terreur pour que opposition bi noppi wala opposition bi moom mooy wane violence yi wane terreur pour daanaka jaxasee li nga xam ne moom mooy carte gi mais c'est aux populations de dire à tous les hommes politiques stop attention am leen sañ-sañu def nangam am leen sañ-sañu indi ay nervi ci suñu kaw am leen sañ-sañu taal suñuy oto am leen sañ-sañu taal ci fa nga xamee ni fa la ñuy jëndee di ci suturloo wala fa ñuy liggéeyee chaque jour mooy doon charte wala signature tacite boo xamee ni tout le monde s'accorde à dire que violence soxlawuñu ko la violence moom on n'en a pas besoin en politique on n'en a pas besoin dans ce pays surtout dëkk boo xam ne da nga naan da ngay jéem a defar sa bopp mais ñu signé ñu bañ a signé mais dañ ko doon na doon loo xamee ni ñoom ci seen comportement muy opposition comme pouvoir dañ koy doxale ci la nit ñi di jàpp ne ñii bëgg nañ violence wala bëgguñu violence mais c'est pas une question de charte à signer ou pas. Voilà le député du peuple en tout cas lu mu ci mën di doon président bu cadre unitaire de l'islam nee na wax ji bett ko de toute façon ñoom dañuy proposer rek te ñoom li leen tax a jóg moo di woote jàmm. xam nga ñoom am ñu benn loi wala juridiquement loo xam ne moo leen tënk comme dialogue bi ni ñuy tënk ay tomb yoo xam ni moom la ñu demee ci élection c'est-à-dire que ñoom ni àdduna mus di doxee muy ay mag yuy àtte nag bokkut ak sot àtte bokkul ak sot. te defe naa ni ñoom bépp état bépp askan laay wax sax peuple al mujtama bu mu mën di doon bu fekkente ni bi séntu nañ ci avenir bu dëgër bu fekkee ni ñëpp jàmm la ñu prôné war nañu am benn association wala benn kuréel bu mel ni waa nu ñu tudd sax cadre islamique parce que ñoom day fekk xiifuñu day fekk maruñu day fekk ñu nekk ay kilifa day fekk ñu nekk ci ñu jàng day fekk ñu bokk ci ay kër diine léegi bu ñu ñëwee charte bi ñuy indi amul dara lu ko tënk ci wàllu yoon mais dañu naan Birahim pour ñu rafetal man de lii laa gis nii boo ma ko signélee dina tax ma dem waxtaan ak Mambay boo signé dina dem tax ma waxtaan ak Mantoulaye bu signé dina tax ma waxtaan li ma ci jublu mooy mënumaa tey Birahim bu dóoree Mambay bu bëggee fayu mu fayu waaye li ma ci bëgg mooy au moins ma ne lii xew de xew na waaye ñoom ñëpp kenn ku ne jàmm nga bëgg ci Sénégal li xew nag xew na moo tax ma ni amul dara lu mën a tee ñu signé ko et j'assume li ma waxoon démb wax ko démb ci ngoon moom lay waxaat bu ma jege woon Ousmane Sonko dama naan ko signeel charte bi Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy moo ci nekk ibnu Serigne Abdou Aziz Sy Al Amin professeur Djem Dramé imam Cheikh Gueye ak ñeneen ñooñu topp ñu ci politique yi ñooñu politique ñu ay kilifa lañu ñooñu xam nañu tënkuñu lu waa xam nañu Ousmane Sonko signé ko tey mëntatee bu ñu ko dóoree ngoon mu fayu bu bëggee xam nañu ni Bougane signé ko tey mëntatee bu ñu ko wokkee ci bëccëg gi mu fayu mais dañu ni comme coow am na man lii ay xalaat la yoo xam ne ñun ñu féete ci këru diine yi am xam-xam jàngat ni réew miy doxee te jàmm dong yitteel ñu waaye kaay la ñu toog waxtaan bu fekkee jot gi mayu leen ngeen toog waxtaan ngeen may ma ñëw waxtaan ak Mambay waxtaan ak Birahim mag ñi bu njëkk bu coow musaan am diggante jëkkër ak jabar bu ñu toogee dañ naan soxna si demal nga baalu ko te bul wax lu ngeen jotee bu ñu demee ba ñëpp tas ñu soog a ñëw ni waa ji hey
nii ak nii ak nii ak nii ak nii c'est-à-dire que boo signé tey ñu dóor la tey nga fayu du tax ñoom dañ naan xëy na jamono wala politique moo doxee noonu kat waaye ñoom ñëpp signé nañu charte bi te ñoom ñëpp kenn ku ne ubbil nga ñu bunt boo xam ni même dóorante ak fayante bi am sax du tey ñun ñimewaat nañu defaat ay démarches ñëwaat ci waxtaan demaat fee waxtaan mais boo nee catégoriquement signé wu ma c'est-à-dire du cër ci bu fekkee xam nga ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci cadre islamique lu cër c'est-à-dire que man damay taxaw yoo sama yet ngànnaayu boo ma wokkee ma wokk la mais bu mag nekkee fee ni ma kaay signé damay signé man rafetlu ma ñàkk signé bi parce que foofu la Sénégal toll parce que signé ko mënta tee bu ñu la wokkee ngoon nga wokkaate mais signé ko pour honorer ñi nga xam ñoom ñoo ko def parce que Sénégal fi nekk nii ku mu ci man di doon boo jàqee bu kilifa diine yi waxee te kilifa diine yi ñii ñooy seeni ndaw kilifa diine yi charte bii nii kër gu ne am nga ko la fa représenté kilifa diine yi wax nañ ba noppi ñii ñooy c'est-à-dire que xam nga li ñuy signé li sax ma ne signé bi ak bañ a signé kilifa diine yi ñoo njëkk a wax sëñ Mountakha Mbacké Bachir daf ko dalal moom Ousmane Sonko ak yeneen i homme politique lan la leen wax ci gannaaw coowal mars bi li nga xam ne moom moo fi xewoon bëggatuma mu xew fi ndax benn bakken bu rot maanaam musiba la massa lu tolloog fukk ak juróomi bakkan yu rot ndax lan mbirum politique daanaka daf leen a sabonné c'est le mot que toute la presse a repris le lendemain tout le monde la sabonné tous les hommes politiques sëñ Babacar Sy Mansour tànkam jógul ci wax jàmm def jàmm bëgg jàmm ci biir réew mi bu dee ñooy kilifa yi ñi ñuy woowee tey peut-être seeni mandataire muy ñoo xamee ni macha allah seen xam-xam ak seen kenn du ko naatable ay docteur Cheikh Guèye muy ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ci biir ça c'est tout à fait normal mais je pense man personnellement que kilifa diine yi bu dee ñoom ñoo wax kenn déglu leen politique yi dégguñu leen yaakaaruma ne signature moo leen di kon lii du bett kenn xam nga Ibrahima yaa ngi def grande édition depuis 6h30 ba léegi ba 9h 6h30 ba 9h ñaata temps la et pourtant 9h 10h di nga defaat ay brève pour rappel kilifa diine yi wax nañu waxaat nañu te seen wax impacté na quand même seen wax impacté na de xam nga li ma bañ a dégg mooy kilifa diine yi wax nañu kenn déggu leen bien sûr seen wax impacté na moo taxoon fitna ji dakk mais n'empêche nag am ñeneen ñoo xamante ni bi parce que itam kilifa diine yi mënuñu la tey dañu am mit bu ñuy garder mënuñu à chaque fois ñu dégg leen ñuy wax ay kilifa la ñu amuñu jot mënut a ñàkk ñeneen ñu nekk ci seen wet tënku ci wàllu diine nga xam bu ñu waxee kilifa diine yi duñu leen weddi ñooñu di def ay jéego yenn saa yi ñu jékki-jékki dem ci xalif bi gis ko ni ko jéemoon nañu def nangam kat ak nangam bi xalifa bi ñaanal leen loolu rafet na ma ni waa cadre bi li ñu nekk nii amul dara lu ci ñaaw. parfaitement ku jàmm yitteel. dox taaka si te continuer du teeku la wax nga wax ko. yàlla baax na. ayca local 2022 mouvement citoyen waa gox bi ñoom nag la ñu jëlub dogal moo di jàppale Mamadou Gueye ngir nag mu nekk maire bu Djiddah Thiaroye Kaw mouvement boobee nag dañoo organiser rassemblement politique leader bu convention citoyenne neneen nee nañu nag mooy candidat bu baax bi ngir commune ba Moussa Ba du ñàkk ay kàddoom dinañ ko teewlu si sunu yeneen jotaayu xibaar askan wa yeewoo sa ñandu ba localité la bu féete ci juróom-ñetti kilomètres ak Kandiaye département bu Vélingara ñoom nag amoon nañu doxub ñaxtu village boobee la ñu bëgg moo di nekkin gu jàppandi dund gu ñoŋ ndax foofee seen ak dund daal dee moo ko gën noonu mas nañu ko jàppee ñoom nag nee nañu nag lu jiin njaak autorité ya nekk ca gox ba ñoo di njaak ndax xam nañu jàmbat la te kenn faalewu leen sa ñu teewlu sa ay kaddu yu tukkee ci Saliou Sow Pape Kadiali Badji moom moo ko taataan. suñu nakaar nag fii nii si ñandu ba lenn rek la dañoo tëju ndax fu ñu nekk nii mënuñoo dem mënuñoo dikk ndax tali bu yàqu ak pax yoo xamante ni oto bu fa jaaree sa bakkan sa mën na fay xaj ñu ngi sàkku si président Macky Sall mu jàppale ñu dimbale ñu ndax ñu mën a defar tali bii nii fii ñuy génn nga xamante ni suñuy jigéen suñuy rak suñuy yaay yëpp bu ñu amee problème de omb fii la ñuy aw jaar fi dem hôpital te foofu fii nii boo fi jëlee ko omb balaa nga yegg fi nga jëm xëy na mu am problème si tali bi mooy fi barrage bi ne barrage ñandu ba nag ñun tur leen si am nu mu ne bay si kii bi nu mu tudd si barrage bi ndax ñu mun si njariñoo ñun tam suñu jaboot mu am fi ñuy dundee ndax boo gisee xale yëpp di jël fii gaal yi di dem Espagne di dem Italie loolu yëpp wuti liggéey la rek moom la ñu bëgg na président taxawuñu si loolu suñu xale yi tamit bokk si ñu gën a mën a ràññee si jàng mi ndax boo gisee fi école bi soox xamal ni ñàkk taxawaay la ñàkk taxawaay boobu nag bokk na si ñu war a am CM.
ayca ñu waxtaanee ay coow wala sax ay coow yu nga xam ne tàmbali naa juddu député du peuple ñu ngi ko doon waxtaanee démb mu di CAPS bi nga xam ne mooy coalition des acteurs de la pêche coow tàmbali na see dugg président bi nag yëkkati na say kaddu di tontu ne mu nga xam ne ñooñee yàq moo leen tax a jóg buñ sukkandikoo ci Alioune Thiam nee na CAPS bi ko tax a jóg du lenn lu défendre intérêt nappkat yi waaye it xeex nañuy caxatee géej gi Alioune Thiam la ñuy teewlu ay kàddoom ak Alioune Badara Sonko. CAPS tey organisation socio professionnelle yi am solo yëpp ci Sénégal mi ngi ci biir CAPS kooku nag munoo am ba pare loolu di wax ak koo xam ne kenn xamul fu mu jugee. Très bien. État du Sénégal ñu ngi lay lancer un appel boo bëggee napp gi dem sa kanam secteur bi changé solution am ci jafe-jafe yi waxal ak waa CAPS. CAPS mooy la solution ñu ngi wax ne lii ñuy def tey boo demee Ndar ak li ko wër ñu ngi koy def. Très bien. Boo demee Thiès ak li ko wër ñu ngi koy def. soo demee Mbour ak li ko wër ñu ngi koy def. parce que dañu jugé ne CAPS xajul fenn. mu ngoog naka la ñu ko taxawal coow li bari ci mu di CAPS la leen tax a jóg nee na ñu aar nappkat yi ñu bañ a caxatee it également sunu géej gi. xam nga Sénégal lan moo fi neex ma mbay mooy boo xësee teg benn mbir moo xamee ni c'est pour tout le monde c'est pour la communauté. du ci am di nga ci gis ñaar wala ñett ñoo xamee ni dañuy ñëw jéem ko yàq gis nga ñoom ñi ay nappkat ay mool xamante nañ seen biir bu ñu demee ne ni diw la ñu jël taxawal benn kuréel boo xam ne moom mooy ñu mën a waxal ci kanamu gouvernement ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo taxawal boobu le kuréel xamante nañu xam nañ ko ci bokk xam nañ ko ci bokkul métier bi ñu nekk di journalisme di nga toog ak nit kooku ne la journaliste la te yow xam nga moom xam na ndax journaliste la wala du journaliste wala mën nga ko boole ci métier bi ou pas xam nga lan moo ci am solo mooy ñoom li nga xam ne moom la ñuy ñaxtu bëgg tamit ñu defaral leen ko muy ci wàlluk li ñuy liggéey di ci suturlawu di ci suturaal ay njaboot ñu mën la fexe ba jàppale leen te ñu am li ñuy woowee un répondant mooy kenn koo xam ne gouvernement tey ministre de la pêche bu fekkee dafa am ku mu war a waxal mu xam ne diw moo war a doon que may waxal directement parce que moom moo yore mbooloo boo xamee ni su ma waxee wala su ma kàddu bu demee ci moom dina dem ci mbooloo mi c'est ça le plus important mais ay kuréel taxaw na beneen kuréel taxaw na ni non kuréel bële neneen la demee qu'on arrête de tout politiser au Sénégal malheureusement dañoo politiser lépp métier bi presse bi ñu ngi koy politiser nga jël mbirum napp bi ñu ngi koy politiser nga ci gis koo xam ne dafay jàpp ni mbir mi mbirum politique la mbirum dama am mbooloo wala mbirum ce n'est pas ça l'histoire c'est que il faut qu'on arrête de tout politiser au Sénégal lépp lañ politiser jàngale bi ñu ngi koy wax sànq nañ ko politiser jël politique bu ban duggal ko ci biir nga dugg ci presse bi ñu politiser ko nga dugg ci wàllu napp ak sàmm ak mbay lépp ñu politiser ko parce que am nga peut-être un leader politique bu nekk sa ginnaaw ne la fexeel nga jël sa mbooloo yow mi nappkat bi indi ko ci man parce que tu es un leader politique il faut que ñun ñuy suñu bopp muy tous les acteurs yi nekk ci base bi ñu bañ loolu bañ ñu dugal leen féewale leen pour des intérêts politiques mu ngoog mu mel ni kon naka la ñu ko taxawal coow li bari na ci est-ce que du faux départ. c'est-à-dire moo lay woon Sénégal doo xam lan la ñu bëgg te toujours ñu ngi ñuy wax ñun ñuy dénoncer ci suñu kàddu ñu nekk ci presse bi quoi ni ñuy def suñu géej gi ni ñuy sonale ni napp mi doxul mais léegi pourquoi ñu bëgg a séparer armateur bi ak kii def pêche artisanale fekkee dañu bëgg défendre pêche bi de façon globale Mame Mbaye Ndiaye am na bateau man gaal laa am. mais ñoo bokk fi ñuy daani doole muy géej gi nga xam ne kenn moomu ko def naa suñu intérêt mooy ñu xeex ba étranger yi nga xam ne yàq nañu géej gi ñu xeex ba politique bu échec bu gouvernement bi ci wàllu géej gi ñu joxante loxo ngir loolu mën a soppeeku mais CAPS ma nga fee kaneen ma nga fee et Alioune Thiam benn objectif bi mu am man dama waxtaan ak benn nappkat ak benn journaliste pour découvrir la personne ci pourquoi rencontre yooyu parce que journée de la pêche doon na jaadu organisation bi nga xam ci nan lay tegee pour nga am ci au moins ay armes yoo xam moom nga koy commenter mais tu vois exactement bokk na si ñi nga xam ni dañu am expérience ak connaissance ci wàllu napp donc ñu def ay organisation Saint-Louis Thiès Mbour Dakar pour trouver solution mais bu ñu defee rencontre bu napp journée de la pêche pourquoi ñan ñoo gën di sànni ay xeer ci ban cadre ci ban c'est-à-dire fexe nekk benn doxal politique bi waa CAPS indi parce que foog ñu taxawal association journalistes yi am nañu APIX nu tudd Synpics
sànq yéen a ngi woo waa COSYDEP sànq yéen a ngi woo yeneen syndicalistes yi c'est-à-dire que kuréel bu mu mën doon ci Sénégal war naa am benn xeetu benn bànqaas boo xam moo koy xeexal benn bànqaas boo xam moo leen di woo ñuy ñëw kenn ku nekk joxe xalaatam ñu daal di tënk xalaat yooyu def ko ci benn réforme mu nekk téere bu ñuy sukkandiku mën a